Boy Bass Abdou Khadre Boy Bass boobu moom wax ak moom jot na mu jóg ci situation yi mu nekk bëgg a indil sénégalais ay problème moom c'est un politicien déguisé mu nekk benn dooméram boo xam ni jot nañu wax ak moom parce que man mënuma comprendre que ni nit ñi di màggali Touba dee ci yoon bi mosoo woote conférence de presse taxaw ne kat lañ leen wàcceel ay kaamil na leen ñaanal yàlla képp ku doon màggal si dee ci yoon bi mais képp ku dee ci ndox mi safara nga jëm te doon wuti teraanga képp ku demoon xel comme dee fa kon lan nga fa wuti. léegi nag li ko metti mooy que ni bu jeunes yu bëri naan Seydina Ousmane Sonko mu tedd mi wala ñu toog ne sëriñ bi kat wooteeti na loo xam ni si ay sëriñu si ay sëriñu tariyaax ak ay sëriñu tariixa lañ ko doon gis moom lañ gis waa ji di ko def mooy dajale ay fonds ñoom addiya lañ koy tuddee fonds yi ñuy dajale mu delloo ko ci ñu delloowaat ko si sénégalais yi mais yéen li leen sénégalais yi di jox ci addiya ndax yéen a ngi koy delloowaat ci biir taalibe yi ndax si yéen a ngi koy delloowaat ci biir sénégalais yi c'est ça le problème mu jalousie dafa taxaw man yàgg naa leen ko wax ci biir ay live nee naa leen que musuma gis benn protocole opposant yi génn ne dañuy dem Touba ñu fekk Boy Bass Abdou Khadre toog ne day jottali musul am mais fu Macky Sall génn mu ñëw toog jottali fu képp ku bokk ci pouvoir bi ñëwee Mamour Diallo wala keneen ak keneen ngeen gis ko mu toog ci suuf di jottali mais lan moo tax mënuñu yemale nit ñi moom ni muy jottalee ay Mamour Diallo di ko jottalee Macky Sall lan moo tax mënuñu opposant yi mënuñu dem biir Touba ñu gis ko mu toog mënul am parce que moom ci dil bi la bokk fu Sénégal egg ci torox tàngee ba heure bi moom ci la bokk léegi bu ñu waxee ñu bëgg a indi Serigne Touba teg Boy Bass bul ñu fontoo ñun dañoo bëgg ñu wax ñu kan mooy Serigne Touba en fait parce que ñun li ñu jàng ci histoire jàng ko ñu nettali ñu ko mais yow mënoo doon Serigne Touba man Sénégalais yi laa bëgg ngeen yeewu mënoo leen nangu Karim Wade doon Ablaye Wade mënoo leen nangu tey doomu Senghor doon Senghor mënoo leen nangu Amadou Sall doon Amadou Sall ñu ñëw jékki-jékki naan leen Boy Bass mooy Serigne Touba ku ci def sa tuuxi doon indi sa maam teg def sa discours naan bu leen kenn dem nañ bàyyi ay hommes politiciens gënal leen Serigne Touba boo ko waxee da ngay duul waxoo dëgg parce que fii ñi fi nekk du ñu jëndee dara ak Serigne Touba du ñu jëndee dara ak Seydi Hadji Malick du ñu jëndee dara ak Mame Baye Niass yéen génération bi fi nekk la nit ñi di waxal mais bu génération bi taxawee di wax ak yéen ngeen indi seen maam teg te bu ngeen def seen tooxi doona du ngeen ci dugal seen maam da ngeen koy def ba pare ñëw indi ko teg nit ñi loolu lañu comprendre yow Boy Bass yow laay waxal li fi amoon mois de mars bii nii ba sëriñ bi génne xaalis joxe loolu yëpp si yow sa loxo mu ngi ci biir c'est parce que leer na leen tey bu sëriñ bi génne benn 50 millions wala 100 millions joxe ko de retour lim ciy gagné mooy que ni yow bokk nga ci déggante ak waa présidence bokk nga ci si ñuy déggante ak Macky Sall ne ko gis ngeen lim leen defal jàmm ji fi am de moom rek ko fi woote jàmm ji fi am lii rek ak nii la demee bu ko defee de retour lan ngeen ciy gagné mooy 100 millions la génne woon ñu jël benn 150 millions wala 200 millions ñoom waa présidentielle wala ku ci mel ni Macky Sall indi ko ma leen ne ko sëñ bi Mbàkke kat jàmm ji nga woon ci réew mi rek tax na tey ñu indi la addiya ji di la siyaar mu ubbi mu doon triple wala double li nga xam moom la joxe woon ci mois de mars yi léegi nooy def da ngay toog ba benn instant nga nuyoo toog fu kenn nekkul yaag sëñ bi nga wéet nga ne ko daaray 8 kat wala daaray 9 kat fu ma sañoon kat ñu yeesalaat ko defaraat ko nii ak nii mu ne la xanaa nga xool ci li fi nekk foofu rek nga tibb ci jël mais blanchissement d'argent boobu ak façon boobu ngeen di amee xaalis ci état yi la nit ñi comprendre léegi amul dara lu ngeen di def ci gratuite boo demee dëkk région de Diourbel mooy dëkk bi ëpp ay dof ci Sénégal tey bu ñu demee tey ba ay milliardaire nekk biir Touba bokk ci pauvreté ëpp ci Sénégal nekk biir Touba y a un problème li ngeen nekk tegoo leen ko ci dëgg tegoo leen ko ci yoon tey bu ñu demee ba tey ñuy sol kilote gënal sénégalais ñuy sol grand bu y a un problème dama lay jox un exemple de Sadio Mané ñëpp xam nañ football li ci l'islam wax ak leneen mais tey xoolal Sadio Mané tabax na hôpital tabax leneen ak leneen ci ses propres moyens sans mu laaj addiya yow milliardaire nga sa milliards yi nga yor nii tey heure bi waroon na fekk tey nga taxawal ñaari usine d'industrie biir Touba parce que dañ fay bay gerte di fa bay mboq di fa bay leneen ak leneen bu ko defee jeune talibé yi nga xam ni ak région de Baol bi ñi nga xam ne tey seen loxo jotul seen ginnaaw ñu doon ay talibé toppoon say maam am si lu ñu jàpp dañuy jox exemple Sidi Lamine Niass xool leen situation Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm te yeexal ñu mais xoolal Sidi Lamine Niass bu demee tey ba mën a ubbi télévision ubbi ay société ba ay doomam di ci liggéey ay jàmbur ak ñu sant ñeneen ak ñeneen di ci liggéey mais on lui dit bravo
te tey bu ko neexoon tey mu ne Niass laa sant mais ay problème mu sant lañ bëgg ngeen jël ko teg ko fële milliards yi ngeen sàcc si askan bi ak milliards bi leen taalibe yi di jox ak milliards yi nga xam ne ñi sàcc si askan bi moom lañ leen indil loolu la moindre des choses lu ngeen ci mënoon def sax mooy ngeen ubbi ay industrie mais ngeen ñëw diñu indil ay hôpital boo xam ne tey boo fay dem dara du gratuit médecins yi fa nekk amuñu dara loo xam ne tey dañ ko fay def loolu lan la mën a avancer ci dëkk bu mel ni Touba lan la mën a avancer ci région de Diourbel Sonacos moo fa nekkoon dee na mais la moindre des choses sax yow bu sa xel doon naaj tuuti nga mën a def ni doomeeraam ji Mbàkke yu fay nga xam ne tey suñu ay terrain lañ ko jox mu jaay ko doon ci milliardaire ba tey mu indi ci benn naan day créer ay promobile ak yeneen mais yow milliards yi nga yor ni lan moo tax tey mënoo ci ubbi ay biir usine diggante Touba ak Diourbel malgré suñu xaalis la mais tu es un doomeeraam man li ma bëgg gars yi nangu ko def ko seen xel mooy que ni nit ñi dofatuñu bu ñuy wax Serigne Touba Serigne bu mag bi moo tax ñuy wax mais ay sëtam ak ay doomam ni fi nekkee gën ñoo bëgg ay oto yu baax gën ñoo bëgg ay iPhone gën ñoo bëgg ay kër yu rafet mais dem leen biir ville ngeen xool Serigne Bass Abdou Khadre ñaata terrain la fa yor ñaata kër la fa yor ndax seen maam yoroon na loolu ñun bi ñuy topp seen maam loolu taxul woon bi ñuy topp seen maam loolu taxul woon te dañ ci def ñi ma xam nekk ci laaj bi xam ne dañ ci dem ba jeex fépp fu ñu mës a woote mu fekk ñu Sénégal dem nañ lépp luñ mës a laaj ñu joxe nañ ko mais loolu dafa jeex parce que yéen a ko jeexal bu ñu demee tey ba nit ñi di saaga seen ndey c'est parce que fi seen maam tegoon seen tànk tegoo leen ko fa jamonoy Serigne Abdou Lahad jamonoy Serigne Abdou Aziz Sy jamonoy Serigne Saliou yii daawul am kenn daawul wax di leen saaga mais tey bu ñu demee bay téegal seen ndey c'est parce que yéen fi seen maam yeeg seen baay yi tegoon seen tànk tegoo leen ko fa ba pare nag bëggu ñoo noot boo xam ne ñoom nootewuñu woon noonu lan moo tax tey ku sant Mbàkke rek moo war a mën a taxaw biir Touba di wax lan moo tax yow ñu gis fi ku sant Niass doon mécanicien ñu gis fi ku sant Sy doon mécanicien gis fi ku sant Laay doon soudeur mais ñi sant Mbàkke ñoom duñu leen gis ci suufu oto yi duñu leen gis ñuy raxas oto duñu leen gis ñuy def leneen mais loolu moo tax tey Sénégal nekk ci problème bi ñu nekk nii problème guute bi ñu nekk nii parce que yéen a waroon wane le bon exemple comme li Sidi Ñami comme li Sidi Lamine Niass def ngeen doon ay mécanicien doon ay soudeur doon ay entrepreneur ak leneen ak leneen jeunes yi taalibe yi gis ko di ko roy mais bu ngeen toogee muy dox taalibe yi li ñuy def mooy dóor marto di leen indil bu leen fontoo nit ñi parce que tey bu ñu demee ba Touba population bi mënuñu falal seen bopp maire yéenay tànn maire bi fay nekk léegi population Touba yeewu leen bu ngeen demee ba am maire bi war a defal dëkk bi Touba ci kanam judduwaat ci biir dëkk bi di defar loo xam ne tey maire bi mënu ko defar y a un problème maire bi budget bi ñu koy voté fu muy dugg ak yeneen yeewu leen quoi Abdou Lahad Ka sa doomeeraam la kooku nga xam ne tey xaalis bi mu yoroon ñëpp ay jeeg la koy distribuer ak yeneen yeewu leen bu leen doon complice su kenn te li ma lay wax nii léegi ma tegal la audio yoo xam ne tey ay taalibe ci boppam ñoo toog xam te am na loo xam ne ñoom mënuñu ko wax mais ñooñ bu ñu lay yónnee audio da ngay rus wala nga toog keneen ak keneen ko xam di la wax da nga naan noonu li mënul nekk bu leen fontoo nit ñi Sénégal bàyyi kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko te fii nga toogoon nga ne fii ku fi falu sa maama la fal kon Macky Sall tey bu ñëwee di sàcc population bi sa maama ko fal ndax Macky Sall sàcc la sa maam mooy fal sàcc yi moo tax li ngay wax génne ci sa maam te wax sa waxu bopp situation bi Sénégal nekk bu dee ku fal sa maama ko fal situation bi ñu nekk nii tey sa maam moo ñu ko yóbbee loolu nga ñu bëgg a indil nañ waxante dëgg bu dee fii ku fi fal sa maam moo la fal Macky Sall doon benn doomeeraam boo xam tey mu ngi massacré sénégalais yi xoolal étudiants yi li ñu leen def ak yeneen nga yow nga toog nga ne ku fi fal sa maama ko fal bu dee ku fi fal sa maama ko fal sa maama fal sàcc yi wax day yanu maanaa sa maam moo fal sàcc yi nga nangu ko nga ñàkk bañ a nangu yow yaa ko wax nga ne fii ku fi fal sa maama la fal léegi sénégalais yaa ngi souffrir problème mu ndox sénégalais yaa ngi souffrir problème mu jàng sénégalais yaa ngi souffrir leneen problème mu insécurité bu am Sénégal nga ne ku fi fal sa maama la fal sa maama fal sàcc yi sa maam moo fal ñi nga xam ni tey problème bi ñu nekk ñoom ñoo ñu ko yóbbee moo tax ma ne leen dañ ñoo bëgg ñu wax ñu kan mooy Serigne Touba yow bokkoo ci ni Sénégalais yi accepté woon ni Ablaye Wade du Karim Wade nañ ko accepté ni tey Serigne Bass Abdou Khadre du Serigne Touba benn booy bas la rek bu toog nee
jël santu maamam di ci profito tey xoolal ku ci mel ni sëñ Abdou Raphaël Mbacké kan moo mës a dégg ci réseaux sociaux yi nit wax ko lu ñaaw au contraire nit ñi dañ koy jaajëfe kooku mooy imam Dicko wu Sénégal tey moom ak imam Ndaw ngeen yaakaar ni jeunesse bi dañu def léegi lu nit ñi wax ngeen indi Serigne Touba teg bu ngeen defee seen tooxi doon indi seen Serigne Touba teg ku ci mel ni Serigne Modou Kara bu defee tooxi doonam indi Serigne Touba teg yéen exemple Serigne Béthio waroon na leen a yee exemple Serigne Béthio waroon na leen yee lu mu defarul politique si Ablaye Wade amul xool leen bi ko Macky Sall jekkoo nu mu ko def lan moo tax seen maam génnewu ko foofu fi mu nekkoon lan moo tax problème mu courant problème mu corona bi tey ñuy wax ana seen baatin ak seen li ba Sénégal yi di bëgg a dee ci corona génne leen européens yi ngeen bàyyi leen ci li ñu nekk ngeen sauver Sénégal yi nga xam ne ay taalibe leen te yéen fa ngeen dëkk ngeen génne fa corona bu leen fontoo nit ñi amu leen xam-xam boo xam ne tey mën na téye doomu aadama yi amu leen xam-xam bu mën a téye doomu aadama yi tey ci li ngeen di def nii lépp ay caaxaan la lépp ay caaxaan la te léegi Sénégal yi nangu nañ ko te xam nañ ko gis nga addiya bi gars yi di dajale di leen ko jox ngeen di toog muy dox kooku dafa jeex ci génération bi fi nekk nii génération bi fi nekk kenn du leen jaxaseeg Serigne Touba kenn du leen jaxaseeg Seydi Hadji Malick kenn du leen jaxaseeg Mame Baye Niass ñooñu dox leen seen mission ba tey nettali bi rafet ñun ñu topp ñun ñu xam ne dañ ko nettali bi rek lañ gëm lañ dégg gëm leen mais yéen tey bu leen nettali histoire Serigne Bass Abdou Khadre fi mu jaar ak Macky Sall fi mu jaar ak Youssou Ndour terrain yi mu am ak yeneen ñooñu dinañ leen topp munul nekk bu leen fontoo nit ñi taalibe yi li ñuy wax ci groupe WhatsApp bi ak li ñuy wax ci suuf moom lañ leen di jottali ci kaw te di ngeen ko dégg yéen ñëpp incha allah bu leen fontoo nit ñi déglul benn ngi nii salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kii doone ma du taalibe maanaam problème principal bi nag nga ne kilifa diine yi la ak kilifa politique yi waaw ñooñu ñooy problème principal bi ñu leen di camoufler mbir yi ba du feeñ journaliste yi la maanaam média bi ñoom di camoufler mbir yi ba du feeñ waaw xam naa comme loolu wax ci Ousmane Sonko dégg naa ko ci sa audio ba nga njëkk a def gis nga ko lu nekk mi ngi koy daj parce que bi mu liggéey na système bi rek man doog na ma ak benn waaye ca Dakar ndeysaan ci renseignement généraux yi la bokk wala la ci benn saal man ak moom maanaam muy wax ak man ba mel ni koo xam ne suñu problème bi man la ko amal daal jóg taxaw tiim ma ne ma yéen li ngeen bëgg du duñ ko def daal da ngeen a bëgg léegi nit ñi ku liggéey daal du dund ak lii ñu nekk ni mu neexee loolu yéen li ngeen bëgg du am yéen da ngeen a bëgg ku liggéey du dund mbir yëpp dañ ko bëgg a jël teg ko ci yoon loolu nag ñun la moom lañ du seetaan xam noonu la ko wax ma yéen patriote loolu ngeen bëgg jël mbir yëpp teg ko ci yoon te gis nga Ousmane Sonko mi jóg di combat boobu Ousmane Sonko ku gën a ñàkk sécurité amut waaw fi ne nii ngay gisee nii gas ne yow maanaam kenn ñi mu ko tudd wala kilifa diinam ñi mu ko gaarawaale ñoom ñëpp dañoo xam ne ku ko ci tudd dégg bu la neexut boo gisee journaliste yi la même chose nañ mel ci yeneen opposant ñi meluñ ko ci moom am lu ne bëgg nañ ko koo waxee ñi moom ko waaw tam ñi ànd ak moom dañoo taxaw temm ji ne ma dañ ca taxaw temm moo tax nit ñi naan ay insultateur lañ dañuy saagawaate dañu naan ma fekk déedéet ku ciy saaga nekku ci ñuy riposte rek lañ dañuy riposte dañoo nekk nit ñoo xam ne ñoom gaa duñ la njëkk a laal waaye quoi foo leen laa lañu fe tax te loolu ñoom miinuñu ko woon moom loolu ma sa bëgg a wax ne loo xam ne li bëgg a def na ko te du mu ci fenn ñoom nag bi ñu comprendre leen mbir yi moom rokki mi rokkaat la door fayu la wala ko fil xisaasi xayaatun yaa ulil albaab alquran la adduna bi képp ku bëgg a mucc faaw nga jël défense loolu mën da ñàkk défense faaw nga ko jël yàlla xam na ne tey jële yi bu fekkoon ne situation yi yële weesu dañ koo jekk buñ ko tëjoon lay da nga gis ñu bëgg te gis ñu bëgg lool te kat Ousmane Sonko li muy sonn nii moom daanaka njëriñam nekku ci déedéet ku nekkoon très impayé domaine kay sëñ bi di jël ay milliards jaar salo nit ñe sàcc ko mën a sàcc rek ñoom sàccul jàng ba àdduna wax dëgg yàlla lay tax nit nekk ci àdduna dund ko ñoom lekk am ci kër yu baax yi oto yu baax yi climatisé yi lépp lu mën a tukki mën a def ba daal mën naa ci jàppandi woon na ci moom da ko fa ne ñukk ñëw ngir bokk Sénégal ay seen problème li muy daj sax le citoyen lambda bi daju ko fi ne waaw ñàkk na sécurité ñàkk na kaaraange sonn na ab daram yàqu na te dara warul ko rek lu dul rek maanaam na fi di jógee rek na fi di jógee képp tax ñu yàq ab daram te noonu lañ defoon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg moom képp ku commencé indi ci penc ci xeet nga yoroon caaxaan di ko doxal faaw ñu doon affaire adversaire jàmmaar la loolu mën danga ko def ñu mën danañ ko def te li ci ëpp nag ñoom ci njëlbeen ñoo lay demee ci njëlbeen mën nañ laa demee
laa tahinu wala tahsanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu leen doole di bu leen jàq bu leen ragal bu leen dellu ginnaaw bu fekkee ne yéen a ngi idéologie di ko défendre te bañu leen ci dara yéen a mujjoo yor nga ñaay la ilal abadil abidin. déglul ay taalibe ñooy wax ak yow te taalibe yi waxaloo leen bu ñu demee ba ñoom tey lii ñu koy waxtaan ci ay groupe WhatsApp yi gis nga ñun ñiy saaga sa ndey tey fii ni ci kii tolloon na ay jamono kenn ñemewu ko da ngeen di xool bi Assane Diouf daan wax sa milliards yi foo ko jëlee mu doon problème nit ñi doon jàpp seen gëmma léegi dañoo dem ba dañuy dépassé di laaj nit ñi dañu dem di la saaga sa ndey c'est parce que yaa dugal sa tànk foo xam ne mosoo ko dugal bu leen fontoon nit ñi dégluwaatal sa taalibe yi bu baax déglu leen jiwaar yaaram ala seer waa Mouhalim Info macha allah Mouhalim day ñoo wax nañoo dëgg du romb ay nopp loolu mooy dëgg waaye dëgg gi daal moom bu feesaan naa wax kuroon min bay na naa bay na ko xijaab suñu nopp yi daal daa mel dañ koo sàng rek ba mu dëgër jël kiiraay yu ñuy dox sa ndigg dëgg ba dañ ko gis saa su yàlla dogalee itam coono bu metti bañ sonn bëgg fépp kilifay diine la ñuy jël ñu ñëw daal di jóg yeewaat ñu ca buum nga bañ dëgëraat këkk ñu delluwaat nañ seen it waaw bu ñu amaatee problème la même chose ñoom kilifa addina yi kilifa diine jóg yeewalaat leen nit ñi maanaam datt bi daal jàpp naa ne du gaaw a rëcc moom waaye nag bis bu rëccam jot bis bu ak rëccam jotee moom dana dañ ndax itam lii sëñ bi wax léegi sëñ Mouhamed maanaam yëg na ne kilifa diine ñi ngi jàmbat nit ñi taxawaay ñi am ci ñoom léegi te loolu ca kanam la jëm nit ñi amuñ problème ak Serigne Touba de amuñ problème ak kilifa yooyu nga lim léegi xoolal sëñ Abdou Ahad Xaadimu Rasuulullaahi responsabilité yi mu daan jël da nga koo dégg wala nga gis ko man dégg naa ne ci marché Mbàkke Bawol bi yàggut ba ma fa demee mu ne moom ñu ne moom tere na fa benn bis boo xam ne dafaa tere lan am luñ fa doon jaay daal lu seer xaw ma lan la moom ba mujj nañ ko bàyyi ceeb la ba mujj nañ ko bàyyi nga xam ne maanaam nit ñi dañoo wàññiwaat ceeb ba fi saa si moom kon saa si boo def mu delluwaat leen ci su agence nationale ba muy def na muy def daal jël ay responsabilité moo tax ma toog simple laa ne réew mi dana du fi xew dul jàmm commune dul jàmm mbiri ci sa kaw lay këpp dañuy wax rek loolu bu ko waxee sens bi mu ko waxee ñoom déggewuñu fa simple mboolem lu jar def résistance def na ko xanaa kon da nga naan kooku daawut woote jàmm keroog bi nañ koy mën a rajo ba ca Mali xanaa kon kooku wóotiwul jàmm keroog bi taxaw di wax ceeb bi xanaa kon kooku wóotiwul jàmm keroog bi ne jàkk Senghor di wax ak moom ci dernier discours am boobee di ko wax nag moo ko fi réew fi gënoo xanaa kon boobu wóotiwul jàmm keroog bi muy wax ne maanaam lii ngeen def ngeen ko wóor man sama bakkan laa ci gar xanaa kon wóotiwul jàmm simple lépp loo xam ne dëgg la te damuy dëgg ak yàlla te mu wóoru ko ne lii mooy li yàlla bëgg yéen te bëgg ko di di njariñal population bi lu ko ca mën a fekk rek moom pare na pour dégg loolu nit ñi amuñ problème ak ñooñu waaw parce que ñooñu yëpp suñu am problème ak nit ñi nag ndax ñoom naaw lay doomu aadama yi dañ ci ak nit yàllaa leen bokk sàkk ci kenn ak sàkkin jikko yu rafet yaa tax nit ñi jënd leen seen jëmm ya jote leen seen jëmm ya topp leen yaakaar leen wóoru leen doolu leen seen i jikko dong la donc moo leen may loolu nag waaye nag dara seenu kawe aggu ci maanaam jeneen yàlla sàkk leen jeneen yàlla sàkk keneen déedéet jenn yàlla moo bokk lépp sàkku waaw la tax ñu mel noonu mooy dañoo jël yàlla mi leen sàkk ñu kennal ko njëriñal jaam ñi di seen njëriñ loru jaam yi seen loru ñu àttina loru jaam ñëpp jëriñ loolu laa tax nit ñi ne leen yàlla ak yéen moo tax pouvoir bi ñu am ci nit ñi ñu am ko léegi nag bëgg loola nag te nangu woo jaar fa ñooñu jaaroon da ngay jàmbat ba sonn rek waaye doo ko am. Boy Bass dégg nga taalibe moo def audio yi yónnee la ko c'est parce que fi seen maam yi tegoon seen tànk tegoo leen fa seen tànk dañ koy wax peut yow gis nga day jeex gis nga li ngeen nekkee nii toog muy dox bii nii day jeex bu ñu waxee ngeen naan dañoo dem ba benn moment boo xam ne tey ay politiciens gënal leen Serigne Touba boo ko waxee waxoo dëgg gars yi duñ jël dara di ko booleeg Serigne Touba c'est parce que yéen ñi jël couleur Serigne Touba bëgg a jël yëre Serigne Touba mbubboo ko di def naka su def ay bëy yu sàngoo deru bukki loolu la jeunesse bi maar parce que tey Serigne Touba bu fi nekkoon wala Seydi Hadji Malick nekk fi wala keneen ak keneen seen yi ngeen di def nii duñ leen si seetaan population bi dañoo sonn bu ñu demee tey ba Ousmane Sonko tey taxawaay nit ñi di ko jàppee Serigne boo waxee ñu naan ku tedd ki wax na bu waxee ñu naan gis ngeen ku sell ki wax na te amul dërëm boo xam ne mën na ko jël séddale ko doomu aadama yi du milliardaire du dara nit ñi ci ay waxam ak ay jikkoom rek lañ ko toppee te Serigne si loolu lañ leen waroon a toppee moom mu am ay waxam ak ay jikkoom nit ñi toppee ko muy benn ñaar muy koo xam ne tey dañu ay loxom set na ñett lépp lu muy def laaj ci population bi nga xam ne ñoom ñoo ko topp mu laaj leen seen avis waxal leen si seen avis bu amul lu mu ko financé mu laaj ko ñu jox ko yéen bu ngeen toogee di laaj ñu leen di jox te bu ngeen paree du ngeen rendre compte moom rendre compte kenn
gars yi koy jox buñ ko joxee xaalis ba pare bu ko taalee baax na bu ko defee fi mu ko war a def baax na bu paree bu ci doxalul yoon ñu opposé ko yow loolu metti la nga doon suñu morom doon benn jeune waroon na bokk ci combat bi ñuy bokkatoo ci toogatoo seetaan nga def sa tooxi doona yu ne weng bu ñu waxee ngeen ni sa maam teg gis nga ay yet la ñuy wut xoj ci sa xuur yi ba fu mu ñu fekk tàpp ci pat tapparka ba mu nooy bàyyi la nga dox bul fontoo nit ñi booy bas bul fontoo nit ñi parce que li ngeen bëgg mënul continuer yow fii la Serigne Mountakha génn ne li ngeen ma lebal xam naa ko léegi kon lan lañ ko lebal yéen gis nga benn mafia la boo xam ni tey dama leen koy wax ngeen dégg ko gis nga régime Macky Sall par A ou par B day jeex bu jeexul seen élection ñu jël ay yat fekk ko fa yéen moom seen régime mënta jeex ndax ku ñëw ngeen ànd ak moom mënta jeex nag mais dinañ yee taalibe ba nga xam ne tey ñoom ñi nga xam ne ñooy financé gàmmu yeeg màggali ñu téye seen loxo ba keroog ngeen yi delloo seen tànk fi ko seen maam delloo woon mënu leen ko yéen wàcc sur le terrain yéen ci bopp futteeku jàkkaarloo ñëpp li am mois de mars lu ñu ngi koy waxtaanee si suuf ak leneen dem leen ngeen xool sama yeneen vidéo yi bu Serigne Mountakha wàccoon Mbaye Sy Mansour wàcc jeunesse bi topp seen ginnaaw ñu jël seen i kaala takk ko seen i ndigg dox jubali palais balaa ñoo egg si palais Macky Sall gatandu leen ak communication ne leen lépp teg nañ ko ci suuf boobaa bakkan du ci wadd mais yéen ñu mel ni yéen influenceurs yu mel ni yéen nekk ci kër sëriñ si yéen a yóbbee réew mi ci kaawa bi mu nekk parce que nit ñi ci woo nañ leen ci appel vidéo ñii woo na leen ci ay live ñii woo na leen ci waxtaan ne wax leen waxoo leen ba moment bi ñu toog fi dëkk bi tàkk ngeen bëgg a indil nit ñi ay problème bu leen fontoo nit ñi dañ leen déglootul ci dara déglootuñ leen ci dara comme nag léegi jeunesse bi xam nañ ni lii du gaaw du yomb parce que ay liggéey la boo xam ni dafa laaj ay at mais majorité bi dinañ dem ba benn instant ñëpp dinañ comprendre mooy Sénégal bii ñuy wax ni dafa war a changer Ousmane Sonko du ko changer day ñëw teg première pierre continuer keneen ñëw jël tey boo xoolee Ousmane Sonko tey li mu indi nii mais demal dans les temps des casques bleus bu Ablaye Wade nii la woon moom bi mu ñëwee li mu ci modifié mooy que dafa ñëw jël affaire bi indi ci dëggu jubal ba pare nag yéene Sénégalais yi jàmm donc li Sénégalais yi di xaar foofu mooy que ni moom mu ñëw indi première pas bi moom Ousmane Sonko teg ko le reste continuer mooy mu indil ñu ay institutions yu dëgër indil ñu gouvernance bu dëgër indil ñu leneen corruption bi ñu wàññi ko 80% nga xam ne bu keneen ñëwee indi ko ba 99% wala 100%. loolu la ñuy xaar parce que tey amul benn homme d'état bu mën a ñëw Sénégal si biir 10 ans nga changé Sénégal ba mu mel ni ñu ko ñëpp bëggee mënul nekk mais ñun li ñuy xaar mooy au moins ñu am 75% de satisfaction si ki nar a jiite Sénégal 2024. bu keneen ñëwee ñu xam ne carrément kat li ñu mayoon ki fi nekkoon 2024 ba ni mu terminé yow duñ la ko may erreur am duñ la ko may liñ ko baaloon duñ la ko baal la même chose lañ def ak Macky Sall yéen aussi li ñu mayoon seen maam yi yéen duñ leen ko may c'est parce que seen i maam bokk nañ si ñuy jaayoon Mamadou Dia. kon donc dafa am ñoo xam ne dañu woon bu ma fekkoon jamonoy Mamadou Dia du ma toog ñu koy jaay ñii ne bu ma fekkoon jamono yonent bi buy jixaat damay jixaat nga dëkk ci koñ jàkk am fa doo dem julli ji doo julli ji doo wasi fa doo sikkar kon boo fekkoon jamono yonent bi aussi doo ci bokk nga fekkee jamonoy Ousmane Sonko nga ne bu ma fekkoon jamonoy Mamadou Dia dama ciy jàpp lii am waxoo ci tamit naa fekk nga boo fekkoon jamonoy Mamadou Dia doo ci bokk booy Bass Abdou Khadre bul fontoo nit ñi lemal sa xuur ba mu ron nga toog ci wala ñu jël ay yet teg ko ci point barre loolu laa amoon lu ma lay wax beneen bi nag damay ñëw situation universitaire yi mooy que ni boo xoolee situation université les gars ay jàmbaar ngeen mais le message reste à passer mooy que ni ñëpp xam nañ ni bëgg ngeen changement am Sénégal mais il faut que seen parents yi comprendre aussi échoué bi ñu échoué bi nga xam ne moom laa échoué si suma jàng ndax lan ndax situation famille yóbbu ma dem immigré ji am situation famille yóbbu ma dem ma bàyyi jàng yéen loolu waru leen mën a dal parce que tey seen parents yi bu ñu toogee di leen fayal ngeen nekk si université yi xeex ngeen nekk si université yi def naka sudul noonu mais échec boobu di am jàpp leen day répété ku waat ba si seen i ay doom parce que seen i parents bu ngeen taxawee di xeex ñoom ñu taxaw leen di leen fayal seen jàng suba ngoon guddeeg bëccëg war nañ mën a poser wu la question que ni bu ñu demee ba Macky Sall di jëlaat ay hommes d'état di leen prolonger seen âge de retraite ba pare promettre jeunesse bi liggéey y a un problème on se pose la question parce que tey calculer
à l'âge de 6 ans nga dem école ba tey yéen a ngi ci 23 ans 25 ans combien d'années ngeen ñàkk ci fourniture combien d'années ngeen ñàkk ci transport combien d'années ngeen ñàkk ci ay frais de dossier ak yeneen pour dem jàngi loolu yëpp mu nar a nul ci lan c'est parce que da ngay dem ba benn instant situation famille dugg nga jëm mag nga génne ci université bi par A ou par B doon ambulant wala nga dem defi leneen te loolu échec boobu noonu parents yi du mënuñu ko gis léegi yéen a mën a toog wax ak ñoom yéen a mën a toog conseil seen parents yi wax leen carrément régime bi fi nekk ñun bu ñu échoué samay doom day échoué te yow argent bi nga xam ne somme bi ngeen xam ne def ngeen ci man bi ma dalee jàng ba léegi tey bu ngeen ko ubbi woon tey ma doon entrepreneur kon tey avancé naa il faut que parents yi jàppee noonu xeex bi beneen bi may wax mooy que ni il faut ngeen def comme ni transporteurs yi defoon on s'en profite bu ñu xaar tey li amoon événement mars am ñu doog a génn bu problème bu mel nii amee tey problème étudiants yi bu amee transporteurs yi di grève on s'en profite dans les brefs délais ngeen communiquer ngeen profité ci occasion transporteurs yi même jour bi même heure bi étudiants yi wàcc ci télé bi wax li leen metti ci université yi wax li leen metti ñu boole ko mu doon benn socle parce que gis nga waa ji Macky Sall ay carte ak ay négociation du ko fi jëlee restez mobile encore une fois il faut ngeen dajaloo d'une part comme ni transporteurs yi defoon tey bu benn manifestation amee tey mu doon étudiants yi transporteurs yi même jour boobu ñu dugal seen demande bu leen ko accepté wul ñu wàcc ànd ak étudiants yi parce que échec bi nar a am si étudiants yi dans les universités bu ngeen ko xoolee balaa ñoo jëm 2035 2040 mais Sénégal au Sénégal y aura beaucoup de chômeurs te loolu il faut ñu éviter ko suñu parents yi comprendre loolu xam ne ñi nekk ci université yi jàng tey mënuñu jàng ba am benn 22 ans 23 ans 24 ans jàpp 30 ans 35 ans ba léegi des ci biir université yi échec total la il faut que nit ñi coordonner ak yeneen association yi ak ñeneen comme ni ko FRAPP di defee comme ni ko ay Y'en a marre di defee mais ñi leen ñëw di seet si naa leen dañoo daaneel ay panneaux publicitaires ak yeneen mais vous pouvez vous connecter dans des réseaux bu ñooñu wàcc ci télé bi même jour ngeen dugal seen décret ne dañuy def manifestation pour suñu camarade le même jour nga xam ne bu fii yëngoo feneen yëngu waratu leen xool socle de démarrage d'activité yi départ ci Ousmane Sonko Adji Sarr wala keneen ak keneen wala Guy Marius Sagna wala Kilifeu wala keneen ak keneen wala man wala yéen non on s'en profite d'une occasion pour def ko Maliens yi buñ ñu gën a gore Maliens yi tey bu ñu demee ba mën a réussir dégager France biir Mali c'est parce que xaaruñu ko mel ni sëñ Bass Abdou Khadre drapeau Mali lañ jël jiital intérêt Mali mais bu dee ku jug sa sëriñ ne la toogal wala sa yaay ne la toogal li ngay xeex jaru ko mais ñoon na la li ngay xeex jaru ko dans 10 ans dans 15 ans boo takkee jabar mënoo ko yor amoo foo ko dugal ak leneen duñu xool loolu duñu xool ni fi faay bi amoon moment bi nga ko waree xeexoo ko fa tey lan moo tax Maliens yi gën ñu gore gën ñu suudeewu ci xeex c'est parce que jëluñu seen i affaire teg ko ci kaw ay sëriñ boo ñëwee ci Europe bi lan moo tax Europe bi gën a développé tey parce que jëluñu seen i affaire teg ko ci église bi wala ñu teg ko ci jàkka ji wala ñu teg ko ci seen i maam dañuy jàpp ni génération bu nekk da nga am loo war a apporter ci bi ngay nekk Sénégal il faut ñu jàpp loolu donc kon étudiants yi mënuñu toog bàyyi gars yi dugg biir université dama ne la sol leen gars yi ay pneu police bu ngeen si jàpp sol leen ko pneu sotti essence commencer négocier parce que gis nga gars yi loolu rek lañ bu ngeen jekkoo dañ leen rey gis ngeen biir université benn policier vidéo yi mu ngi circuler sur le net benn nervi policier mu yor jaasi si biir université bi en tant que policier Macky Sall recruté na bépp nervi bu fi nekkoon ñu bëri solo lañ leen tenue te nee naa leen dama leen ko wax encore une fois ngeen déggoo gis nga séquence yi am ci biir universitaires yi entraînement la ci waa GIGN entraînement la ci gendarmerie entraînement la ci police bi dañuy entraîner pour l'instant nii li leen koy won mooy que ni bi ñu convoqué Barthélémy Diaz ils se sont dit que ni li amoon ci mois de mars yi la ñuy bañ mu am moo tax ils s'entraînaient pour xool nan la ñuy def pour évacuer Barthélémy Diaz mu dem wuy ji wala ñu bañ ko bàyyi wala nan moo tax tey ñu doon éviter li amoon mois de mars ñu ne léegi rek ils s'entraînent donc comme ñu ngi entraîné ci université yi ci problème yi li am université Diourbel Bambey ak yeneen léegi problème mu Barthélémy Diaz bi ñu ko convoqué aussi la même chose dañoon entraîné wu pour en cas bu ñu woowaatee Ousmane Sonko dañuy entraîné wu instant yi
stratégie yi ñu jël yëpp dañuy entraîné wu donc profitez-vous-en xeex bi nekkatul di dajaloo di def yenn affaires yi problème bi mooy ngeen dajaloo ak yeneen cadres yi nga xam ne am na ñu ñuy revendiquer biir Sénégal bis bu ñooñu génnee ngeen lancé mot d'ordre dans les 24 heures ou dans les 72 heures ngeen da ngeen di wàcc ci mbedd bi ànd ak ñoom te ñu bàyyi xeex dellu bi may ñu dara gis ngeen ko mois de mars yi na gaa yëpp bis bu ñu amaatee opportunité bi na gaa yëpp wàcc sur le terrain ñu defandoo ko pendant 15 jours pendant une semaine ou pendant 5 jours paralyser dëkk bi rek waa ji abal ñu